question. Uh, a committee was set up to look at this contract between Gambia Police Force and the real estate agency that we are contracted, to support us in this endeavor. The criteria that was used was on a first come, first served basis. I'm sorry, I am not in a position to tell you how many of them out of the 300 are junior officers and how many are senior officers. But one criteria that I know was that majority has to be junior officers, because the senior officers, most of us are living under our own roof. So the opportunity has to go to the junior ones. But the statistics, if you want it, later today we can avail it to you. Thank you. Thank you very much. Another important question. Just for record purposes, we have just concluded the bidding processes to procure 2 brand new buses and a 25-seater coaster for senior officers. And the contract is already awarded. Yes. So we are faring well on that side. Very soon you will see 2 brand new buses as well to mitigate, the movement of personnel. The bus. I will start with your second question, and that is the issue of mobility. Probably you have not been too observant, but a brand new pickup was allocated or deployed to Busidi Police Station. Part of the 12 refurbished pickups that I mentioned in my speech, one is already taken to Gunju. So along that stretch of the coastal belt, we have 2 vehicles there. They are equally supported with mobility challenges from the anti-crime unit at Banjulindi and as well as the Bikama Police Station, because they all fall under the jurisdiction of West Coast region. Plans are in the offing to get us more additional mobility. And God willing, if that happens, we will ensure strategic deployment of some of those vehicles that we are expecting. Going back to your first question on case management, again, I mentioned in my speech that there is a project that already, has been completed. But the challenge that we were faced with for us to operationalize it has to do with all the wherewithals, to be able to roll out the project. And this goes to issues relating to computers, issues relating to energy, that is generators, issues relating to internet, so that, it will be rolled out, to major police stations. And that's what I said, depending on the availability of funds that we are optimistic of getting, we should be able to roll out that project, before the turnaround, that's December of this year. Thank you. So, like to be, I'm not solo torop. Why, Jewo yu nekk di jël pour mun a aar loolu noonu ñu ngi si kaw dina ma doon neex tamit xëy na yëguloo loolu noonu ta yele ne le bind nañ si media bi ne dafa am police officer bu nga xam ne jóge na ci moto muy laajte nit ñi ñaata lañ leen ci charge pour ngeen fay paas biñ ko waxee moom tamit mu fexe ne mboolem passage bu fu nekk si moto boobu noonu li nga xam ne loolu la transport li ñu noonu laajte pour mu nekk paas kenn ku nekk fay loolu noonu waaye xam nga comme suñu waxee ne su ma joxee police officer bi juróom fukki dërëm dina ma bàyyi loolu noonu moom dafa nekk tuumal bu nga xam ne benn police mënuloo koo génnee si sa boppa tey man la yàlla teg fii ma nekk njiiti police man si suma boppa léeg-léeg ñu ne dañ ma jox dara te fekk yàlla óor na ma óor yàlla ne joxuñ ma dara so loolu noonu dafa nekk lu nga xam ne comme suñu liggéey bi dafa àndaa loolu noonu daal waaye quand même baatu li nga laajte ñun luñ dee def mooy because tarif bi mooy pass bi fu nekk distance bu nekk ñaata la ñu war a fay loolu xam nañ ko so léegi luñ dee mën a def mooy in fact tey si suba jii nii rek bi ñoo am suñ management meeting maa leen ko doon wax dafa am place yu nga xam ne because fekk am naa information démba ne dañ dee charge let's say Serekunda garage ba Latrikunda rek $50 loolu noonu weruloo ko fenn parce que da nga gis ne rek si weeri koor lañ nekk ku nekk da ngaa yaakamti pour ñibbi kër nga mun a toppatoo sa njaboot mun a am sa ndogu waaye soo gisee ñuy def loolu noonu because nit ñi tamit dañuy yaakamti léeg-léeg nag daf dee nekk ne nit ñi si seen boppa ñoo dee bañ a wax police yi yaa ngi gis police bu taxaw mu ngi sol uniforme
ki leen la caaj $50 te fekkee lu mu la war a caaj genn wàlla bi la waaye yow da nga yàkkamti rek pour nga àgga sa kër so may loo balance of $25 bu fa tegu loolu noonu tax daf day nekk problème waaye dama d'accord ak yow 100% ne nekk na li nga xam ne du yoon te warut a am waaye tuumal bi moom comme ne dañuy jox loolu mboolem kuy wax loolu noonu fanaa war ngaa mun a indi cerne o évidence bu nga xam ne da nga gis su ñoo jox police officer bi juróom fukki dërëm parce que loolu noonu su amee nag ñun lu ñu lay def mooy su fekkee seega nañ ko bu baax te ñu gis ne liñ la tuumal dafa nekk digga waaw lu ñu lay def mooy yow da nga dee ñibbi kër to dañ la dee daxa waaw gisuloo ñu ngi ma fàttali ne tamit comme li nga xam ne rek comme njëkkoon naa ko fi woon soo ko reporté si ñun duñ mun a xam ne loolu xew na soo reporting tam dafa important waaye comme pour bañ ma delluwaat si lu ma waxoon rek driver bi dugga nga si moto bi mu óor la ne mu óor driver bi ne pass bi $25 la war a nekk waaye mu laaj la ne non man $50 lay caaj yow yaakamti nga rek because timisa ngee ñoo jot si yaa ngi war a ñibbi kër xale yaa ngi si kër gi nga wàcci lu fay $50 boobu noonu te fekk yaa ngi gis police bu taw te óor na la ne soo ko waxee police bi dina stop loolu noonu waaye su ko stopee dina la dilee yow doo mun a àgga kër on time xam nga loolu tamit noonu nekk na lu nga xam ne problème next question please